l'appli Sénégal 7 sur Apple Store et YouTube, Facebook et Instagram. Téléchargez l'appli Sénégal 7 sur Apple Store et YouTube, Facebook et Instagram. Téléchargez. ku internetu Sénégal 7 ñu ngi leen di nuyu tey nag dañ fi am benn gan boo xamante ni bu leen ko wanee di ngeen ko xam yàgg na di wax ci li nga xamante ni moo di sécurité réew mi yàgg di xeex li nga xamante ni moo di banditisme ci bépp fànn bu mu mënti doon lu waral teewaayam tey ji nag ci biir Sénégal 7 weesuwul li nga xamante ni moo di formation gang yi ñuy gis buñ ne gang seen xel dina jëm ci li nga xamante ni moo di bandi yi non ça va au-delà parce que dañu gis ne xale yi ci seen biir quartier ay mineurs dañuy commencer di former ay gang ku ne di def man ki lay àndal yow kee ngay àndal te saa yu problème amee seen diggante dañuy am benn violence boo xam ne dañ koy defante ba parfois dafay am ay mort d'homme léegi nag dama koy nuyu bàyyi leen ngeen découvrir ko salaamaaleykum commissaire. invitation bi di nuyu internautes yi nga xam ni ñoo leen di suivre à travers le Sénégal à travers le monde di ñaan yàlla lépp luñ fi taataanu jëriñ askan wi. amiin commissaire amiin waa ñu dugg ci li nga xamante ni moo di sujet bi lan la ñuy wax gang. gang au départ déjà. de manière très concrète mooy ay groupe nit. yi nga xam ni dañu formé wu ba noppi organiser mooy ñu nekk nit am ku jiitu am ñu ci tegu am organisation am fu ñu nekk am territoire c'est-à-dire am fi nga xam ne moom la ñu considéré que ni moom mooy seen gox seen moomeel loolu en général gang yëpp noonu lañu taxawee ñu tudde leen ay gang de quartier wala gangu dëkk wala ay gang yu booloo ba occupé benn dëkk nga xam ni dañuy nekk espèce de mafia wu dëkk yi nga xam ni dañuy xeex pour seen moomeel mais dañuy xeex yi tamit pour def yeneen ñaawteef yi nga xam ni loolu daf leen di indil dara wala dafay contrôler espace bi wala dafay indi ay possibilité chantage commander dëkk bi commander doxalinu dëkk bi commander doxalin loolu mooy gang ci quartier dafa différent nag ak ay banditisme bu classique bi nga xam ni ñooñu ay délinquants la nga xam ni ñoom amuñu daluwaay dañu ànd mooy nekk seen fonction nekk juróom nekk fukk ànd di plan di dal ci alalu jàmbur yi di dal ci ay béréb pour am dara loolu différent na toujours ak gangu quartier gang par essence day am territoire. d'accord mu raar mën naa ni sax tàmmuñu ko xamuñu ko ci Sénégal. ay formation gang mën naa wax mais dañu gis ne dafa commencé am surtout ci jeunes yi comme ni nga ko waxee dañuy wut territoire nekk ci quartier ni fii seen quartier la ba pare def seen formation wax nga lu koy mën a undu mooy maanaam ñu am luñ seeni bëgg-bëggu bopp mais pour yow lan moo koy commencé créer ci biir espace bi ñu nekk fii ci Sénégal formation gang yi. donc d'abord il faut ñu préciser que ni tey dafa fës. mais musu fi ñàkk. d'accord. tey xëy na dañu am doxalin mais musu fi ñàkk ci quartier yu ma dul tudd fii dafa mas am des groupes de gangsters de quartier même bu ñu leen tuddoo gangsters de quartier délinquants su quartier lañu. nga xam ni ñoom fii mooy seen zone. ñoo ko occupé ñu nekk ci drogue bi nekk ci càcc bu ndaw bi pickpocket bi. am ñi nga xam ne ñoo jiitu jaay doole ñoom parce que ñoo fi ëpp doole ñoo fi dàq xeex commandé ñëpp ñuy ànd di drogué wu di toxandoo yàmba di wutandoo ñu ànd mu am sax ay xale yu jigéen ci biir loolu yàgg na fi trop. bon boo ko jëlee nag nga collé ko ak benn culture bi nga xam ni xëy na indiwul loolu directement mais dafa indi notion wu ànd yaatal mooy culture hip hop dafa indiwaat encore. beneen dimension wu comportement jeunes yi dans les quartiers autour de la musique sans que mu nekk forcément luy dem ci violence mais dafa am germe bu nekk ci biir loolu bi nga xam ne dañ ko importé waale. am notion ànd nekk benn groupe nekk na fii sunu moomeel la hip hop daf ko indiwaale wu ko nag pour mu exploser indiwaat encore gang yi tel que ñu leen xame woon fii wala ñu xamee leen feneen mais daf di
yooyu yëpp boo ko boolee évolution wu phénomène yooyu yëpp ak seen interaction ak oisiveté bi nga xam ne moom la xale yi nekk ci biir quartier bi nga xam ni dañu yeewu suba ba ngoon jot du ñu am lu ñu def ainsi de suite ak yenn yi nga xam ni dafa leen koy indil mu jóge ci biti ci yeneen zone yi nga xam ni ay comportement délinquant la yi nga xam ni duñu comportement wu gang mais dañu ñëw infiltré wu ci biir quartier yi ànd ak ñooñu dëkk ci biir quartier yi indil leen yeneen dimension wu comportement ba nga xam ni au-delà du fait gang sax day am banditisme de quartier bu nekk ci biir bi nga xam ni dafay doublé wu ak gang yooyu nga xam ni mën na nekk gayu quartier parce que gang foo ko fekk am na banditisme. nga xam ne dañuy protéger seen territoire pour li ñu fay def keneen di protéger territoire mu loolu mooy indi intérêt yooyu nga xam ni gang bi daf koy am fii gang bi dafay am seen lii mooy seen frontière moo dox seen diggante te ku nekk soxla nga li sa morom am loolu mooy indi gang yi daje di xeex ba muy am ay gaañ mu am mooy am ñu ci dee. d'accord léegi su fekkee da nga ni dafa li ñu jël ci hip hop bi dafa nekk benn facteur bu favoriser gang boobu. Donc on peut dire que foofu lii di mouvement hip hop bi dafa xaw a nocif si ñi nga xamante ni ñoo di xale yi. bu am na aspect boobu depuis très longtemps parce que dafa di benn ensemble de comportement ay doxalin ak demin ak melin bi nga xam ni soo koy jéggiwaani da ngay indaale lu bari. hip hop léegi la ñuy toog sax ñuy jéem di rafetal. mais dafa indiwaale woon lu bari li nga xam ni gang boobu ci la bokk. ci fi ñu ko jëlee xale yi bugg nekk nag façon wu nit yooyu. nga xam ni ci la ñu copier Amérique par exemple. gang hip hop yi les gangs de banlieue en France ou ailleurs nga xam ni dans les banlieues gang yi dañuy xeex dañuy def n'importe quoi loolu dafa tàkk fii mais mu ngi woon ci biir dynamique hip hop. da léegi bi situation bi évoluer ba désordre bi gën fi bari léegi ci la loolu ressurgir nag dellusiwaat ak. facteurs yeneen yi nga xam ni ñoo ko yokk mooy banditisme de quartier bi nga xam ni mu ngi fi woon suñu ñëwee ba emprunté nag forme yi nga xam ni mooy forme gang yooyu nga xam ni dafa am sans hip hop de ailleurs ci yeneen réew yi amoon fii sans hip hop il faut le dire amoon fii sans hip hop dans certains quartiers nga xam ne ay groupe jeunes la yi nga xam ni dañu structuré pour quartier yi nga xam ne ñun commandé nañ ko mus nañu xam ni dafa am ay gang des groupes de jeunes de quartier mais tey dañu li ñu proliféré gën a bariwaay bi moo tax mu feeñ ne mu ngi fi woon. d'accord mineurs yi nag dañ ci dugg parce que kaawu bi am Kédougou décès bi gangu mineur la woon. loolu nan nga koy expliquer ñi nga xam ne ñooy couche bi gën a tuuti ñoom ñooy jóg di def violence ba am ay décès parce que mag yi dégguñu fi seen gang yi ñu créer ay décès. loolu nan nga ko mën a expliquer maanaam ñi gën a tuuti gën a violent sax. violence bi ñuy gën a gis. société buy nekk di transformé wu. tissu social bi nga xam ni moom mooy téye xale yi moo leen di freiner. dafay tas. autorité parentale bi day tas temps bi parents yi di am di ko consacrer xale yi ndax tout le temps ñu ngi daw di wut lu di indi ci kër yi day yàqu. day tas changement bi nga xam ni moom la ñu civilisation bii nu nekk. sunu système éducation ni muy yàqoo ni muy détérioré woo nga xam ni xale yi du mën sax duñ leen yare ni ñu leen doon yare ci noonu ci biir kër yi mais yar boobu ci boppam dootul amati loolu mooy indi délinquance bi di wàcc ci génération yi di dem di laal xale yi tamit approche internet modèle yi ñuy gis ci dëkk bi mag ñi nga xam ni ñoo koy jëlee feneen di ko indi di ko doxal ci seen kanam di leen xëcc di leen dugal ci loolu parce que dañuy soxla génération bu ndaw yi pour yenn comportement yi pour passer ay drogue pour jël dara pour yóbbante pour def dañ koy soxla pour yónnee wax sax dañ koy soxla ñooñu ñoo leen di recruter ñooñu bu ñu demee ba màndi ci biir loolu dañuy commencer former seen gang à la base day am ñu mag ci kaw mais xale yi seen bopp yi tamit dañuy woote ñoom seen ndaje woote seen mbooloo organisé wu am seen projet gangster am seen projet gang de quartier bugg def comme mag yi ànd ak mag ñi di def wala ñu séparé ak mag ñi def loolu mooy indi gang yooyu ci biir quartier et gang foofu fekk dafay am violence suñu gisee ñeneen ñi tamit di utiliser violence surtout dans le secteur de Kédougou où la violence à l'arme blanche la violence on tue facilement dans des périphéries de ce département là ay consort bari na fa ay comportements yi nga xam ni xale yi suñ ci mandé rek lu nekk mën nañ ko def mais dafay possible tey ci situation bii nga xam ni ñu ngi jóge ci civilisation jëm ci beneen forme civilisation bi nga xam ne xale yi
tissu yi suñu village yi day tas xale yi nekk ci yenn tibu économie. économie bi nga xam ne du économie traditionnelle loolu yëpp mooy indi transformation yi ba xale yi affaire bi fekk leen ci suuf ñoom tamit ñuy def li ñu gis ci mag ñi. d'accord donc mën nañ ne banditisme dafa nekk mode de vie. ci xale yi ci nit ñu bëri. banditisme dafa phénomène la du mode de vie mooy dafa am li nga xam ni dafa nekk ci biir nit ñi ànd ak nit mu am ay nit yi nga xam ni soo leen jëlee ñoom rek. dañuy bugg lu yomb jot ci dara. defaru te duñu liggéey jot ci li kële am dañuy bugg yi tamit di exercer violence, ça veut dire di yëkkati jaay doole ay nit pour jël alalam wala jaay doole nit gratuitement. dafa am ay ñi nga xam ne dañuy ay tendance à la violence, ça veut dire que ñoom affaire soxor affaire métital dafa leen di ko am na ñi nga xam ne dañ koy utiliser pour jot li nga xam ne moomuñu ko wala am te duñu liggéey. soo ko boolee nag mu nekk ay nit yu nga xam ne dañu boole fédéré seen bopp ànd. waaw loolu day nekk banditisme en groupe. loolu yàgg na fi te kenn mënu ko dissocier ak fu ay nit dajaloo il faut mu am nit ñi nga xam ne dañoo dëng. su fekkee ni fait de société la nga mën a tudde ci tubaab. su fekkee ni loolu la effectivement daf fi bokk. mais nag il faut pas que ñu considérer que bokk rek que dafa war a nekk ba ñëpp di ko jooy. dafa war a nekk ci dimension bi nga xam ni du la jël kenn ça veut dire que yow soo ko déggee sax dafay mel ni kële rek lay dal mais yow du la dal mukk. su la dalee ñeneen ñi dafay mel ni yow rek lay dal mais du dal ñeneen. loolu mooy indi sentiment bi nga xam ni lu mu tuddee sentiment de sécurité. yëg-yëg bi ngay yëg ni yow mi soo tëddee nelaw. te doo tiit dara. moom mooy tax loolu doo ko xam mais dès que mu jege ba ku nekk mu alerté wu comme nii mu alerté woo ñu koy wax fii li xew Kédougou nga xam que dafay nekk facteur d'insécurité et loolu moo ñu dal tey actuellement ba banditisme bi ak gang yi dans les quartiers tiim ñu effectivement c'est une réalité qu'il faut combattre. D'accord léegi nga nekkoon fële nga xamante ni moo di Octrice di xeex bandi yu bëri. ñëpp xam ne wàllum drogue bi laaj loolu. yow en tant que commissaire koo xam ne da doon xeex ak defkatu ñaawte fii. gisoo ni police dafa am foofu dafa xaw a lajji foofu ndax bu comme yow xam nga ni dafay yàgg